coow li yow ndax yaa def proposition loi bi qui porte même désormais ton nom mais li ma wax ñëpp jot nañ dégg li ci am ñii ne amnistie partielle ñii ne total ñii ne buñ ko laal nañ dindi lépp mais am na lu ci yees sànq bi ñuy wax da nga ma ni dugal nga ay amendement man gisaguma texte bi xaw ma sax ndax amendement yi siiw na lan nga ci amendé pour aller dans le vif du sujet ndax loi ba la ca nekkoon la ñuy kii abrogé ak la ñuy kii defe naa jot nañ ko xam Amadou Ba waxtaane nañ ko fii semaine passée. li ci bees ni ma la wax mooy amendement yi xëy na bu amendement yi convaincant wee ñoom Aliou Sané mii taxaw ne d'accord ñoom Malal xëy na ñu fekk si la. ay ca jéem a convaincre kon. jërëjëf Der. rôle député. mooy boo yëkkatee dara. bu xawee am ay jeex jaaxa nga ñëwaat di waxtaan ak sa askan loolu waroo ko tàyyi ndax da ngay tëgg ay loi au nom du peuple mu nekk responsabilité bu rëy te ñi ngay defal loi ñu ci ëpp ci ñoom bu dee xam-xam ak daraja ñoo la ko ëpp moo tax bu amee yu ci lëndëm day baax nga ñëw di toog di waxtaan ak askan wi loi bi nag daf cee boo bëri loo xam ni man sax du ma jàpp mauvaise foi la damay jàpp lu ci ëpp ñàkk xam la ci ñi ciy wax mais mënuma gëm ni sax mauvaise foi la xam nga depuis quasiment une semaine da nga dégg ñu bëri ñu ne dañoo dugal benn interprétation loi interprétative ci am loi d'amnistie bi pour jéem a fexe ñi nga xam ni ñoo nekkoon manifestant yi yoon du dal seen kaw waaye ñi si des ñëpp ci wàllu nguur géeg ci wàllu force défense sécurité mbir mi dal seen kaw je pense que noonu lañ ko résumé te simplification baaxul surtout que ñiy wax ñu ci ëpp nee naa la li ma gën a mettitlu ci loolu mooy liiruñu sax loi amnistie bi Macky Sall indi parce que dañu ma askanale yoo xam ni nekkul ci loi bi te waxuñu ko li ci njëkk mooy dañu ni ñun ñoo ni man maa ni ak groupe parlementaire u Pastef nga xam ne maa ngi nuyu tous les députés de l'Assemblée et son président El Malick Ndiaye man maa ni lépp loo xam ne acte boo xam ni dafa am motivation politique maanaam képp koo xam ni da nga doon manifester bu ñu la jàppee même boo tuuree bakkan bu ñu la laajee nga ni bi ma koy def dafa am motivation politique kon moom mucc na noonu lañ ko résumer lu ci ëpp te xamuñu ni le terme motivation politique Macky Sall moo ko dugal ci loi bi du ñun moo tax ma yónnee la sànq loi bi doon la ñaan nga liiral ma rek article 1 bi parce que man su ma ko waxee mën na niru ni damay manipuler wala dara nga dimbali ma rek nga liiral ko nit ñi ba ñu déglu ñu xool ndax man maa ci yokk motivation politique wala daa nekkoon ci loi bi te ñiy wax ñu bëri liiruñu ko loolu mooy loi bi ñu voté en 2024 tuddee ko woon loi d'amnistie nga liir article 1 bi guddul lu gàtt la. oui moom laay kii nii fichier bi ubbeekuwul de kon ubbi ko baax ko foofu waaw ma liiral la ko rek waaw ubbil waaw di nga xam fan la problème bi jóge te nga xam ni vraiment nit ñi buñ doon gëstu tuuti surtout ñi nga xam ni dañoo bëgg di wax te ñu am kàddu ci askan wi di leen bàyyi xel bala ñoo wax yenn yi le minimum nga laaj sax ki nga xam ni moo wax mais am na yoo xam ni boo ko lancé après jaxase bu xasee am pour nga fecc delloo si ci day xaw a metti loi bi Macky Sall voté dafa ñëw mu ne donc moom laa la yónnee léegi article 1 dama ko bëgg a lire bëgguma ko sax dog-dagee ñu ne xëy na man maa ko dafa am lu ma ci def walla dara dafa ni sont amnistiés de plein droit damay commencer lire déjà de nom de mémoire donc voilà mu ne loi portant amnistie mu ne sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2024 et le 21 et le 25 février 2024 tant au Sénégal qu'à l'étranger fii la amee solo se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, que leur auteur ait été jugé ou non. Donc lii
moo nekk ci loi bi nga xam ni moom lañ fi fekk ñu koy woowee loi d'amnistie te dégg nga ñu bëri ni ñun ñoo ni motivation politique ñun ñoo ko ci yokk te gis nga ni mu ngi woon ci texte bi loi interprétative bi dafa ñëwoon pour leeral article boobu lan lañ ci wund bi ñu koy voté dañoo dem commission des lois Macky Sall initié ko indi ko assemblée Aïssata Tall Sall nekk ministre de la justice bi mu ñëwee boo liiree rapportu commission des lois te loolu yomb jafewu la am daf lay génneel bi ñu indee loi bi assemblée lan la député bu nekk wax bu jëloon kàddu député Yewwi Askan Wi ak député Pastef fi surtout ni ñun Aïssata Tall Sall lenn képp lañ lay laaj dangaa indi ab loi bëgg ñu votel la ñun de waa Pastef ak Yewwi Askan Wi lenn lañ lay laaj est-ce que crime de sang ci la bokk wala bokk ci lii kese lañ lay laaj est-ce que crime de sang ci loi bi la bokk wala bokk ci soo nee ñu crime de sang maanaam ñi faat bakkan ñi torturé ñooñu de amnistie bi bokkuñu ci ñun dinañ ko voté boo ñu waxee le contraire duñ ko voté mu ne ci commission des lois mooy avant ñu ko voté plénière crime de torture mënta bokk ci loi d'amnistie ñu xaatim ko bind ko ci page 7 ci rapport bi nga xam ni moom la commission des lois def waa Pastef ni ginnaaw ci waxu commission la te voté guñ ko plénière dañuy abstenir maanaam dañuy toog taaxirlu ba ñu dem plénière ndax boo nee lii bokk ci faw booy tëgg loi bi plénière nga bind ni crime bii ak bii ak bii bokk ci comme ni nga ko waxee woon commission mu ñëw ba foofu ñu koy laaj question bi di ko poser question yi dem muy tontu di tontu ba fin bi mu ne xam sous la pression de ces députés yi nekk APR ak Benno Bokk Yaakaar mu ne yéen a gën a xam ni crime yépp ñi faat bakkan ak ñépp ci lañ bokk waa Pastef génn ni ko ñun duñu voté lii duñ ko fekke tey nag constance jot ñu ñëw ñu ne dañuy leeral la mu bindul woon ci loi ba ndax dafa ni woon crime de sang ak torture bokk ci commission mais ni mu tëggee texte bi ni tout crime se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques maanaam képp ku faat bakkan ci biir manifestation wala nga faat bakkan ñu wax la nga ni ki ma faat bakkanam de politique moo tax yow mucc nga ñu ne ko déedéet loolu mënul ne looloo indi loi interprétative ñu ne ko Sénégal dafa am ay convention internationale yu ko tënk convention yooyu dañu ni notamment convention contre la torture képp koo xam ni dangaa bëgg a def loi d'amnistie waroo cee boole assassinat meurtre torture traitement inhumain et dégradant yooyu boo ko ci defee tribunaux yi nekk ci àddina muy cour de justice bu CEDEAO cour européenne des droits de l'homme cour interaméricaine des droits de l'homme ñoom ñëpp ñu mànkoo ak organe Nations Unies ni képp ku voté loi d'amnistie boo ci dugalee ni képp ku faat bakkan képp ku torturé ci loi amnistie bi dañ ko topp loi boobu nul na lii moo indi wax ñu ne ginnaaw interprétation lan moo koy indi ku lu leer kenn du ko interpréter mais ginnaaw dañoo toog ñii ni ñi rey ci lañ bokk ñii ni ñi rey ci bokkuñu ci faw ñu leeral ñu ne nag dañuy leeral pour fexe ba ñun Sénégal bitim réew buñ fa demee koo xam ni dañoo faat sa mbokk ñu ne la kat wala ñu torturer la nga ñëw ci tribunal bi di laaj sa àq ak yelleef ñu ne la déedéet amnistie bi tax na effacé nañ lépp kooku bu demee CEDEAO dañuy condamner Sénégal te heure bu nit demee dinañ condamner Sénégal teg ko ay daanu millions ba pare ni ko tant que dindiwoo loolu ci loi bi yéen Sénégal bu ngeen ñëwee fii dañ leen di condamner ñu ne kon nag nañ leen leeral mbir mi li nga xam ni moo mën a jaadu mooy bakkan yamul ak dara loolu la ñuy wax les droits fondamentaux de la personne xam nga dafa am lu fi amoon 2011 parce que l'histoire se répète mais buy répété wu day tragique toujours boo gisee lii am 2021 ba 2024 feebar bi xam nga fan la jàngoro ji commencé woon 2011 ca ba ñuy xeex affaire du troisième mandat Abdoulaye Wade foofu la affaire bi commencé te sànq li nga xam ni moo ko indi mooy ñu def ay manifestation politique lu mat fukki nit ak ñeent wala juróom ñàkk seen bakkan ñu pare waxuñu amnistie waxuñu dara toppuñu kenn
fukki nit ñeent seen bakkan lépp naax saay. peuple nag bu dee dañuy faat say doom te du ngeen ci wax ngeen fàtte ko li ñuy wax amnistie doy jur amnésie boobu mooy jur tey le tragique. comme que faatoon nañ ay bakkan 2011 ñëpp noppi président bu bees bi ñëw mu mel ni dara xewul tooguñu waxtaan ci lu tax bu manifestation politique amee ci àddina bu amee Suède bu amee Espagne bu amee Italie benn bakkan du ci tuuru mais nit ku ñuul foo defee manifestation sa bakkan rot mu mel ni yaa benn paradigme colonial boo xam ni dafa des entre l'État et les citoyens. tubaab bi ba muy manifester ci jamonoy maam fu nit ñi génnee manifester mu tuur bakkan loolu nag moo continuer di ñu topp ba 2011 au lieu ñu saafara ko foofu mu jeex ñu bàyyi mu continuer loolu moo ñu dabaat nag ñu ne ñun dañuy indi loi interprétation ñu ne ñu abroger leen ku nekk di yuuxu di wax ñu ne la defal ndànk dañu ni képp ku tuur bakkan mu yaa xam manifestant nga yaa xam feneen nga bokk seetuñu foo bokk bu dee da ngaa tuur bakkan loolu du motivation politique bu dee da ngaa torturer loolu du motivation politique tey jii bu ñu bàyyee mbir mi jàll am na ñoo xam ne dañ leen doon woowee ay forces irrégulières di ay nervis ñu ngi ci dëkk bi di dox comme ñun anañu bu coow amaatee ci réew mi nañu génne woon 2011 ñëpp gisoon nañ leen ci 2011 yi ñu nekk ci tali yi yore ay pistolet moo ñëwoon 2021 dina ñëwaat fii ak ay at su manifestation amatee te ñooñu faw ñu xam fu ñu ne ku leen fi indi ku leen jox xaalis ku leen yabal ñu faat ay bakkan bi ñu yëkkatee coow li ñu bëgg ñoo jaxase ak les forces de défense et de sécurité daal ni yéen de da ngeen di viser force de défense sécurité ñu tontu leen ni leen yow dañu ne képp ku faat bakkan ku torturer amnistie bi du la topp rek nga ni da ngeen di viser force de défense xanaa kon yéen a leen ko ji yéen a waxoon ay forces occultes ñoo fi nekk ak ay musoo leen a wax ñoom la lu tax ñu ne ku faat bakkan rek seen xel dem ci FDS ñun tudduñu leen ñun xamuñu kan moo tuur bakkan dañu ni dañ koy wër yéen ñi seen xel dem ci ñooñu yéen a leen jiiñ ñi ñoom ñoo ko def mais force de défense sécurité amuñu lu ñuy tiit musuñu am ak ñoom problème suñu manifester ba pare su commandant bi wootee ni na affaire bi jeex nuñ daan def dañuy taxaw juboo dem bu ñu xëyee suba nekkaat ci coow mais FDS yi ci dëkk bi la ñu bokk ñun nous sommes des républicains amuñu ak ñoom benn problème mais am na ñu nekkoon ci dëkk bii fay ay nervi jox leen ay armes te gisuñu arme yooyu ba tey am na ñu fay ay nit jàpp ni manifestation bu jotee sañ ngaa fay ay nit ñu tuuri bakkan sañ ngaa torturer ay nit te yoon santu la ko torture dafa araam dañ koy tere maanaam dañoo bëgg a joxaat nit ku ñuul cëram ba nga xam ni France la fa am ci gilets jaunes yi lu mat 10 000 voitures lañ fa taal 10 000 taal ay préfecture taal mairie taal tribunal benn bakkan rotul te def nañ manifestation ci ñeenti weer daanaka bloqué ay dëkk lëmm mais benn bakkan tuuruwul lu tax ñun tubaab gën ñu ba kuy manifester ñu tuur sa bakkan ñu ne nag dañoo bëgg ci 2024 bii 25 bii sénégalais benn état ku mën a yore nguur dootoo tuur bakkanu askan wi bu dee ñu ngi manifester ñun ñu ne pare nañ tudd ñu kenn bu dee ñoo tuur bakkan ñun am nañ preuve ni ñoo tuur bakkan na yoon dal suñu kaw bu dee ñun ñoo torturer na yoon dal suñu kaw waaye li nga xam ni moom la droit international traité yi ñu Sénégal signé ak convention yi ñu ratifié wax mooy amnistie ku mu neex nga jël ko waaye bis boo ci dugalee ni ñi ñàkk seen doom parce que dafa am yu garaaw yu fi am faat nañ fi ay nit ñu ne leen xaar leen ñu autopsie wala ñu enquête ñu ne ñu déedéet permis d'inhumer suul leen ñu ne mais ku ko rey mës ngeen a gis dëkk boo xam ni dañuy tiim nit ku ñu dóor bal mu sedd guy ñu ne la suulal kenn du ko enquête loolu mënul nekk ndax xar benn xar billaay ku fi jëloon xar ñu tourné gis ni ay bal moo rey xar mi buñ ko waxee procureur dina ubbi enquête ay xar finalement Amadou Ba yan amendement nga dugal non moo tax nag bi ñu ñëwee ñi ñun dañ doon leeral li njëkkoon indi loi bi dañ doon leeral ni dañu ni tout acte qualifié de criminel wala correctionnel se rapportant à des manifestations ñu ne déedéet du se rapportant rek directement à des manifestations déedéet foog nga ni dafa am motivation politique te boo dugalee motivation politique mooy dindi nga bakkan maanaam ñun dañ doon interpréter la leerul ca loi bee léegi nag bi coow li bëree manipulation yu bëri
nit ñi wax abrogé leen te xamuñu ni abrogé mooy lan ci droit mooy ñi nga xam ni bénéficié wu nañ ci amnistie bi boo abrogé pour l'avenir la abrogé amul effet rétroactif képp ku génnoon kaso kenn mënatu la faa dugal loolu mooy abrogé effet avenir la ñun ñoo bénéficié wu ci abrogation bi ndax génn nañ ci kaso yi kon ñun lu ñuy ragal ci ay abrogation ñun dañu ni dañoo bëgg mbir yi leer li jóge ci ñun li ñu def wala lu keneen def tudd ñu nag kenn waaye buñ nee rey rek ngeen ni yéen da ngeen a taal ay Auchan ay Total da ngeen yàq matériel mais buñ nee rey rek ngeen xalaat beneen boor bi ni ñun ngeen bëgg a dal suñu kaw kon kan moo rey dina leer fa ñu xam lan mooy force occulte bi coow li bëree nag ci motivation politique ma changé complètement texte bi leeral ni tey loolu la ñu dugal en commission du lu ñu nëbb bañ koy def Aïssata Tall Sall ma nga fa toog opposition Anta Baba Ngom ñoo nga fa toog ndax ñoo koy voté commission mani au lieu ma nekk fi naan motivation politique ak rapporté la mooy lan ñu naan motivation politique mooy ku rey rek da ngay toog sa kër ni man de motivation politique la ñu bàyyi la yëfu yooyu koo koy wax ku ñàkk xel sax xam na ni loolu mënul nekk dañ ni la bis boo faatee bakkan bul wax yow amatoo motivation politique c'est fini du yow yaay wax c'est l'infraction qui porte sa propre justification et sa propre qualification la motivation politique dépend ci li nga def dama doon taal pneu dama doon manifester loolu xam nañ ni motivation politique la damaa jam nit paaka dama violenter nit def ko ay gaañ yoo xamante ni ci yaramam dootul wérati loolu la ñu ni du motivation politique ma dugal nag amendement bi leeral ni désormais au sens de l'article 1er bi ñu voté woon képp koo xam ni da ngaa tuur bakkan da ngaa faat nit muy meurtre muy assassinat nga def ay acte de torture nga def traitement inhumain et dégradant yow amnistie bi bokkoo ci lii kese mooy wax ji ñu ne nag amnistie bi bokkoo ci même bu dee li nga def da nga ni motivation politique la amnistie bi bokkoo ci quelque indifféremment de leur auteur képp koo xam ni def nga ko yaa xam ban boor nga bokk incha allah yoon dina gëstu xam lan moo tax ay bakkan faatu Sénégal parce que bëggatuñu l'histoire se répéter parce que bu ñu bàyyee mu jàll 2025 dinañu dalaat 2035 duñ ci mucc d'accord donc lii mooy leeral bi ñu bëggoon indi ni bu ñu kenn jaxase ak SFDS tudd ñu ci kenn waxuñu juge dañu ni rek képp ku faat képp ku torturé nga nekk ci nervi force irrégulière yaa xam foo jóge ñun dinañ fexe ba incha allah ñu xam ñan ñoo faat doomu jàmbur yi ñi nga xam ne ñu ngi toog de parce que mënoo def sa deuil tant que xamoo lu faat sa doom loolu moo ko indi donc manipulation coow liñ ciy wax bu dee ñun ñoo faat duñ ci mucc bu dee ñun la ñoo torturé ñoo faat ñun duñu mucc ndax nee nañ toppatoow ñu kan moo ko def ñi faat lañ bëgg a xam ñan la ñi faat lañ bëgg a xam lu tax ñu faat pour que victime yi mën a am lu ñuy wax droit à la vérité mën a def seen deuil beneen bi nga xam ni leeral nañ ko ci ndax texte bi da koo bind te junju mooy entreprise yi nga xam ni dañ leen a yàqal société yi nga xam ni dañ leen a yàqal ñi nga xam ni dañ leen a tëj 24 mois te defuñu dara ñu ne finalement dossier bi vide na ñooñu ñëpp état daf leen a war a indemniser lii mooy li nga xam ni interprété nañ ko ci texte bi daf cee nekkoon ñoom ñu nëbb ko ñu laaj ko ministre bi mu lànk carré ba keroog ñu koy voté ndax yow boo ñëwee ñu ne la da ngeen a ñi faat bakkan ci loi lañ bokk wala déet yomb na nga ni waaw wala déet bu ne woon oui wala non en 2024 coow li du am lii moo indi loi bi lii mooy amendement bi ma leeral ko léegi bind ko ba mu leer wax les catégories d'infraction yoo xam ni bokkuñu ci amnistie donc bu ñu paree juge bu ne bu kenn ñëwee ni dañoo faat sama doom monsieur le juge damaa bëgg a xam ku faat sama doom juge bi du fa nekk naan est-ce que amnistie da koo muur wala muuru day xam ni désormais bakkan moom bokkul ci amnistie lii kese moo nekk ci loi